أيس مني الله عند جولي إبليس إذ ناديته بيا ولي أيس مني xam naa dañuy jëm jublu ci waxtaan wi nga xamante ne indiloon nañ leen ko ñu fas yéene waxtaane yoonu murit fi nga xamante ne fi la toll ak ay perspectives d'avenir am muy la Mouridiya quintessence réalité et perspectives d'avenir mu nekk thème bu am solo boo xamante ne ñun ñëpp war nañ koo déglu bu baax a baax ndax moom murit gi ñun ñëpp moom la ñuy dund te nit ki moom lépp lu muy dund rek war na koo xam bu baax a baax surtout nag su amee tawféexu am ñu dem gëstu ñëw di ko xamal nga xam dañ koy yombalal li nga xam ne warteefam la woon. muy kon lu am solo loo xamante ne ñi ngi sàkku ci mbokk taalibe yëpp rek ñu teewlu bu baax a baax incha allahu rabbi xam naa dañ koy def ñaari partie bu njëkk bi dañ koy jagleel la Mouridiya nga xam ne dañ ci indi njàngaleem sëriñ bi ak lan mooy dëgg-dëgg yooni murid dañ ci ànd ak sëriñ Makhtar Bousso incha allahu taala beneen partie bi nag danañ taxaw ci fi nga xamante ne foofu la yoonu murid toll mooy réalité yi ak perspective d'avenir yi nga xamante ne sëriñ Baye Abdou Diop mii lañ ci àndal incha allahu taala. On essaiera également de faire des petits résumés en français pour ceux qui ne comprennent pas le wolof. Donc à la fin de chaque partie, que ce soit Seigne Makhtar ou Baye Abdou, on essaiera de faire un petit résumé pour éclairer les dires. xam naa kon dañuy jaar rek ci partie bu njëkk bi nga xamante ne mooy suñu waxtaan yi mu soxal yoonu murid ku ne xam ne Seigne Makhtar yoonu murid moom jàpp naa ne egg na fépp ci àdduna bi ndax fépp foo dem rek ay murid a nga fa fépp foo dem yi tamit ña ngi ko fay dund waaye xëy na nañ waroon a xamee dëgg-dëgg yoonu murid ak nañ waroon a xamee njàngaleem sëriñ bi yaakaar naa des na bu baax a baax kon dañu bëggoon rek ngeen ñëwal ñu bu baax a baax ci partie bu njëkk bi mooy yoonu murid mooy lan ak lan la ci sëriñ bi nan la ko sëriñ bi tënkee waaye tamit ki nga xamante ne moo di am murid lan mooy ay warteefam ak moom ci jëm boppam mooy kan kon xam naa ñu teewlu sëriñ Makhtar bu baax a baax incha allah bu paree rek ñu def résumé en français. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد على آله وأصحابه وخديمه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا ونور فكرتي وقلبي أرشدا kon mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaara ci bis bu màgg bi ñu bokk di dundal di rafetlu bu baax a baax sëñ Abdou Khafour tàmbali bi nga xam ne def nga ko introduction bi nga xam ne def nga ko ngir dugal ñu ci waxtaan wi xam naa bala ñu ci dem rek dañuy fàttali ne waxtaan bi thème bi ñu ngi ko tànn ñu ngi ci ñu inspiré woo ci benn livre bu boroom xam-xam bind tuddee woon ko al Mouridiya bayna al haqiqa wal waaqi wa afaq al mustaqbal voilà quintessence entre quintessence réalité et perspective kon ñoo ngi inspiré woo ci livre boobu ngir amal waxtaan wi ñu bëgg a amal kon ngir dugg rek ci waxtaan bi dañuy wax ne sëriñ bi dañuy wax ne al Mouridiya yoon la woo xam ne yoonu suufi la woo xam ne li jubluwaayam mooy gindi jaam bi wala murid bi xaasatan wala man nga ne ñëpp dañ ciy dugg ndax murid tënkuur rek ci communauté murid waaye murid mooy ki nga xam ne dafa nam mu boromam kon gindi jaam bi ci jëmale ko ci boromam subhanahu wa taala yoon woowu nag Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo ko taxawal waaye samp ko ci ponk lislaam te mooy samp ko ci al iman muy gëm yàlla al islaam ak al ihsaan kon ci ñetti ponk yooyu ci la yoon wi tënku
waaye tamit di sukkandiku ci xam-xam ak jëf ju rafet, jëf aw yiw ak jaamu yàlla ak ay teggin yi ñu gërëm, boole kooku nag di roy ak a xeeñcu yoonu tasawuf. kon bu ñu ko doon xamle bu gàtt rek dañ naan yoon la woo xam ne génnul sharia la su laab, waaye tamit sunna la su sell yoonu murid nag buñ koy wax mënees na ci dugal ay dimension yu bari, ay aspect yu bari ngir mën koo xamle. benn bu ci nekk nag mën nga cee taxaw ne yoon wi lii la, wala lii am na ci njariñ, li am na ci taxawaay bi, am na ci importance bi. yooyu nag bari nañ, waaye duñ jéem a citer yépp, dañuy tënku comme dañoo tënku ci temps. fi ñuy tàmbali mooy dañuy wax ne yoon la woo xam ne lii ab jubluwaayam mooy tarbiyatu ruux, maanaam wal maddiya, maanaam yoon la woo xam ne dafay tarbiye ruuxu nit ki ngir mu mën a dellu ci boromam ci cosaanam, ndax ruux cosaanam jàmm yàlla rek la xamoon. kon yoon la woo xam ne loolu mooy ab taxawaayam bu njëkk. beneen bi nag mooy tarbiye nit ki maddiyan ba du yaafuus, ba mu mën a jëmmal ak dundam, ndax suñ boroom moo ne wala tansa nasibaka fi dunya wabtaghi llaha fi ma ataaka daar al axira wala tansa nasibaka fi dunya. kon mën nañoo wax ne tarbiyatu ruux moo ci jiitu, te tarbiyatu ruux mënoo koo wax te génn ci ashukru, sant yàlla mi ñi li nga xam ne moo ñu dajale tey ci place bii nii. ndax sant yàlla jaamu yàlla gu màgg la goo xam ne suñu boroom digle ne ko ci ay bërëb yu baree bari. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ko, mag ñu baax ñi digle ko. niki noonu tarbiya madiyan mënoo cee génne alxidma, liggéey, te mooy li ñu xam-xam ci yoon wi, mooy thème boo xam ne sax moom lañu jagleeloon màggal gee ñu weesu. ginnaaw pàcc boobu, ginnaaw dimension boobu bu njëkk boobu, mën nañu wax ne tamit yoonu murit bokk na ci ab jubluwaayam mooy fexe ba yar nit ki ci ay jikko yu rafet, xamal ko lan mooy ay jikko yu ñu gërëm, xamal ko lan mooy melokaan yi nga xam ne moom la war a amee, te mu bokk ci mooy am yërmaane ci digganteem ak jaam ñi, ak ñeewante, am dëggu ak kóolute, waaye tamit sellal ay jëfam, ay jaamu yàllaam ak ay jëflanteem digganteem ak nit ñi. noonu tamit la koy aayee safaanu jikko yooyu, te mooy lu xeetoog jëw wala lu xeetoog wor ak li ni mel ci ay jikko yu safaanu. noonu la nekkee tamit yoon woo xam ne dañoo baaxoo dund liñ naan en communauté, maanaam jàppalante ci suñu biir, nekk benn, di dimbalante ci lépp, moo xam ci jaamu yàlla, moo xam ci suñuy jëflante ci suñuy biir. waaye tamit di xër kenn ku nekk di xër sa bopp ci ak ñeewante ak am njëggal ci sa diggante ak sa moroom. waaye tamit ñu nekk yoon woo xam ni yoon wu nosu lañ sëriñ bi dafa nosoon yoon wi ba mu nekkoon nosu gu yéeme la nosoon yoon wi. li koy firndeel mooy tey dañoo nekk yoon woo xam ne dañoo jiital kilifa diglu benn baat, te loolu ak nosu lay wane. kon boole nañ valeur yi nga xam ne tey boo ko amee mën nga am ab société boo xam ne société bu dal lay doon, société boo xam ne bu wóor lay doon, boo xam ne nit ñi dañuy jàppalante ci seen biir di mën a dund gu xew. kon buñ doon wax ne yoonu murit tey mënees na ko tënk ci baat yi may wax, te mooy yoon la woo xam ne day xeer nit ki ci xidma, moo xam ci xidma ci digganteem ak boroomam, wala xidma ngir sàkk lu leew comme niñ koy déggee léegi, te loolu laytaay bi mooy jaamu yàlla, ndax yéene ji mooy jaamu yàlla.
yoon la woo xam ne tamit yoon wu nosu lañ te li koy firndeel mooy li ma wax mooy jiital goo xam ne dañ koy jiital kilifa di déglu baatam te alquran diglu ko wa ulil amri minkum waaye yoon la woo xam ne yoon wu tegu ci ay jikko la ay jikko yu rafet yi ñu gërëm te mooy ay al axlaaq wal adab jikko yoo xam ne société bu ju tegu rek doo mën a nekk société bu yaafuus kon bu ñu la waxee ne yoon wi mënees na koo tënk ci baat yi te muy baat yooyu melim te loolu sëriñ bi di firndeel sëriñ bi bañ ko laajee lan mooy cosaanu yoon wi wala lan mooy fondement wu yoon wi te gouverneur français ci jamonoy colonisation laajoon ko ca Ndar daf ne woon yoon la woo xam ne dafa tënku ci yoonu tawxid al imaanu bi tawxid wal islaamu bil fiqhi wal ixsaanu bi tasawuf waaye su ma la waxee baat yi ma la wax sànq mooy alxidma ak jikko yu rafet ak topp ndigal ak xeet yu demee noonu day mel ne rek boo ko doon misaal tey nga tiim ab tool fekk fa jikko yi nit ñoo xam ne nit ñu sawar lañ nangoo liggéey ci jëflandi seen biir ak li dox seen diggante ak seen borom waaye nit ñoo xam ne nit ñu mën a topp ndigal lañ am kilifa nit ñoo xam ne nit ñu am ay jikko lañ kon boo tiimee tool boobu bu ñu la waxut ne yoon wi kat yoon ci lislaam la tegu sax war nga ko mën a xam ci lu yomb ndax boo jaaree ci buntu ba da nga xam ne lii kat lislaam rek la mën a doon kon moo taxoon sëriñ bi ne fondement wu yoon bi mooy al imaanu bi tawxid wal islaamu bil fiqh wal ixsaanu bi tasawuf mu ne al imaanu bi tawxid nag moom noos koy amee mooy gëm yàlla goo xam ne dafay samp ci wéetal suñu borom subhanahu wa taala ak di ko jaamu moom dong te doo ko weddi doo ko bokkaale te loolu mënoo ko am lu dul ne dangaa xam dara am nga as yóbbal ci xam-xamu tawxid ndax suñu borom ngir nga jaamu ko danga koy xam loolu mooy tax nga mën a xam ki ngay jaamu mooy kan noo ko war a jaamoo lu tax nga war koo jaamu ak naka nga koy jaamoo al islaamu bil fiqh bu ñu koy wax day aajowoo xam attey sharia xam atte yi nga xam ne sharia tëral na ko moo xam ci jaamu yàlla yu dox suñu diggante ak suñu borom al ibadat te ñu mooy wax fiqhul ibadat wa fiqhul muamalat mooy yi nga xam ne dafay dox suñu diggante ci suñu biir beneen bi te mooy al ihsaan mooy sellal say jëf ngir jëmmi suñu borom subhanahu wa taala jëf ko ci ay teggin di jëf ci ay teggin yu ñu gërëm ak yéene ju dëggu kon loolu lii yitteem rek mooy génne nit ki ci bépp jikko boo xam ne gërëmuñ ko waaye fexe bam takkaayoo bépp jikko boo xam ne jikko yu ñu gërëm lay doon moo tax sëriñ bi daa wax ne murit bi bu jigee rek bala moo def dara na tàmbali xam lu lan mooy tawxiid lan mooy gëm yàlla ak wéetal ko waaye bu ci jógee na xam ne lan mooy fiqh bu ci jógee tamit na xam ne lan mooy tasawuf ngir mën a topp yoon waa ahlu sunna ak maa aljamaa ida btada almuridu biltawxidi walfiqhi waltasawufi almajidi muntahijan madhaba ahla sunna maa aljamaati naja min fitna ne loolu kat bu ko jiitalee dana mucc ci fitna kon dañuy wax ba tey ne murid comme wax nañ wala leeral nañ lu tuuti ci xëy na pàcc yi nga xam ne wala dimension yi nga xam ne mënees na koo jukki ci biir yoon wi ak ci lan la sampu dañuy jëm ci kan mooy murid moom mi nga xam ne dafa bokk ci yoon woowu murid nag buñ koy wax mënut a ñàkk mu gëm yàlla mënut a ñàkk mu nekk ab jullit boo xam ne dafay rafetal ay jëfam al mu'min al muslim al muhsin koo xam ne du bëgg lu dul ngërëmul suñ borom subhanahu wa taala ci ay waxam ak ay jëfam ay yëngoom akuk dalam buy bëgg nit wala muy bëgg dara day bëgg ngir yàlla buy bañ day bañ ngir yàlla dafay nekk koo xam ne ak bëggam dafay seey ci bëgguk suñ borom subhanahu wa taala mooy tax mu mujj nekk murid boo xam ne dafay gërëmloo bépp dogalub suñ borom bépp atteb suñ borom subhanahu wa taala
moo tax am na benn boroom xam-xam boo xam ne bañ ko laajee lan mooy ab murid te mooy Ibn Ataillah dane murid mooy koo xam ne bëggul dara koo xam ne ak bëggam lépp yàlla la moo waxoon ko ci baat yi takun muridan summa fiika irada ida lam takun shay'an fa anta murid ne boo bëggul dara rek xamal ne yaa mën nañ laa woo ab murid sëriñ bi tamit melaloon ko wala waxoon ko ci yeneen baat na murid bi mooy koo xam ne ak bëggam nekk lu dul bëgg suñ borom ngërëmu suñ borom subhanahu wa taala ak fu mu mën di jublu idil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmani xaysu qasada waxoon tamit ne melawu murid bi mooy bàyyi bépp bëgg-bëgg ngir bëgguk suñ borom subhanahu wa taala ne ku bëggul dara nag lu dul suñu borom subhanahu wa taala faw mu àgg fa nga xam ne fa la jublu wasful muridi tarkahu l irada li wajhi man yafaalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawla yasillahu wa xayrahu awla waxoon tamit ne ba muy taxawal yoon wi te ginnaaw Mamour Anta Sali ba mu doon woote yoon wi dafa waxoon ne képp koo xam ne li ñu bëgg nga bëgg yàlla nga bëgg na nga des képp koo xam ne nag leneen nga bëgg moom mën nga takk say bagage ba ñu bari jàppoon ne sëriñ bi day woote yoon woo xam ne teguwul ci xam-xam waaye fekk na boobu la mu doon woote mooy yoon woo xam ne du xam-xam yi neen xam-xam la boo xam daf lay jëm ci ragal yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax waxoon na feneen ne ab xam-xam rek maanaam ki nga xam ne dafa am xam-xam te boole ci ak ragal yàlla bu doon fànni xam-xam yépp sax la wattu mu ne su ko tuddee borom xam-xam inna alladi lam yaxsha rabbal alamina laysa bi aalimin walaw afna al funoon buñ jógee ci loolu comme xamle nañ kan mooy murid bi dañu ñëw ci léegi murid bi moom lan mooy ay warteefam yan warteef la ko sëriñ bi dénk léegi sëriñ bi ba tey wax na ak ñun ne ñu kat yéen murid yi seeni warteef des na ko tënk ci ñett ba ci njëkk mooy wut lu ab yóbbal ci tawxiid gëm yàlla suñu borom subhanahu wa taala ak wéetal ko njëkk ngay jukk di soxlawoo dara ak di wéete ko def leneen waaye ba ca topp mooy wut ab yóbbal ci fiqh lépp loo xam dafay wéral sa gëm yàlla moo xam say faraidul ayni ak leneen mu waxoon awalu waajibin ala al muridi taxsilu zaadahu min altawxidi qabla ishtigaalihi bil infiraadi bi zikri waxdahu wa bil jihaadi ngir loolu nag ngir mën a xeeñ ci yoonu waa ahlu sunna muntahijan mazhaba ahlu sunna maa aljamaa wa tilka aljunna ndax loolu bu ko deful rek dafay tegu ci yoonu bidaa bu topput sunna topput aljamaa dafay tegu ci bidaa te bidaa dafay muur leer suñu borom subhanahu wa taala id zulumaatu bidaatan itiqaadi takuffu anwaar itibaa alhaadi ginnaaw loolu kon dafa war a xamlu lan mooy lan moo mën a wéral ak gërëmam ak ngëmam te mooy ay faraid al aynim lépp lu aju ci jaamu yàlla ci laab ci woor ci julli aj zakat ak li nu mel wa baadahu taxsilu ma yusaxihu bi faraid al ayni jamian fantabihi ka tuhri wa siyaami wa salaa wa xaj baytillahi wa zakat waaye bu loolu weesoo nee na bu loolu weesoo murid bi war naa am yittey romb foofu ngir mën a àgg ci boromam loolu nag fa muy commencé mooy dafay sóobu jël aw yoon ngir mën a àgg ci boromam waaye nag sóobu faaw mu jaar ci loxoy koo xam ne moo koy mën a gunge yóbbu ko ci boromam du mën a dem moom kese kooku nag daf koy wommat ci xam-xam ak ci jaamu yàlla tarbiya ko ci bépp bàyyi bépp aada wa baadahu yasluku inramal wusul ala yaday mukammilin yaqfu rasul yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada kon murid bi moom bokk na ci ay warteefam mooy mu sóobu jël aw yoon ngir àgg ci boromam murid bi bu sóoboo nag am na loo xam ne moo koy dimbali ngir mu mën a àgg fam jëm lu ko may seytaane këf ko moo tax sëriñ bi ba tey bàyyiwul dara mel ne mu dénk ñu murid bi bu sóoboo naka la war a mel maanaam lan moo ko war a mën a dimbali ci yoon woowu mu jël moo tax ma ne li gën ci murid bi di dundee bu sooboo wala li gën ci lekkuk murid bi lu muy jëfandiku bu sooboo mooy zikrullah mooy saxoo di tudd yàlla suñu borom subhanahu wa taala di wut ab yóbbal ngir mën a ragal boromam waaye tamit
fexe waaye tamit di aajowoo boromam di wane ak doye dem ak ñàkkam ci digganteem ak boromam mi nga xam ne moo yor lépp. gayru taamil muridi saliki dawaamu zikri dil jalali maliki noonu la ko waxee woon. wa gayra zaadahu tuqa wal faqru liman lahu qablu wa baada al amr. ginnaaw loolu nag mu jël ak sàmm def ko muy jaaseem joo xam ne lu ko nar a kar rek mu dog ko ca. sàmm mooy lan mooy day fexe ba lépp lu xaraam bu mu ko jege waxuma lu xaraam sax waaye lépp loo xam ne lu lënt la mu sori ko ndax lu lënt boo ko toppee mu yóbbu la ci lu xaraam. kon murid bi bu sooboo loolu ab yóbbal la boo xam ne sëriñ bi jox nag ko. léegi nag nit ki moom bu baaxoo soobu mooy ku tegu ci aw yoon ngir am fu mu bëgg a jëm bu baaxoo soobu rek moom ñaarey am benn mu àgg benn du àgg. bu àggee nag moom la ñu tuddee al muridul waasil comme murid bi bu sooboo moom la ñu tuddee al murid salik waaye bu àggee nag moom la ñu tuddee maanaam bu soobee nag jël ci yoon wi mu jël moom la ñu tuddee al waasil. waaw bu dee al murid al waasil nag sëriñ bi ba tey jox na ko ay ndénkaane yoo xam ne mooy tax yoon woowu mu nekk ba tey maanaam mel ne passerelle boobu mu jaar ngir àgg fam jëm mu jox ko ay ndénkaane yoo xam ne dana sàmmoonteeg moom ba aw yoonam mën a nekk yoon wu leer. li ci njëkk wax nañ ko mooy wut ab jokku maanaam wut ab sëriñ koo xam ne moo lay mën a gindi ci yoon wi nga jël. fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi xaksin fasal ndax ku wutu ab sëriñ kat ku wutul ci luy jokkale ku jokkul ci luy jokkale moom wala yaasu billah doo mën a àgg fa nga jëm faw nit ki jokk ci loo xam ne da koy jokkale ngir mu mën a àgg fa mu bëgg a jëm. juróoma ngi nii yoo xam ne sëriñ bi dénk na ko murid boobu nga xam ne moom la ñu tuddee al murid al waasil te bi ci njëkk mooy taqoo ak julli juróom te mooy li suñu borom farataal ci ñun rawatina di ko def ci mbooloo ñaareel ba mooy wattandiku képp koo xam ne ku dëng la wala way kàccoor ñi koo xam ne mën na koo wëlbati ci yoon wam jëm lu dul ne wattandiku di jaxasoo ak ñoom lu dul ne daa jug ngir laa biire leen. juróomeel ba mooy di jiital ak ñaan ci digganteem ak boroomam ay doxal ay teggin ci digganteem ak boroomam. ñeenteel ba mooy sàmmonteeg àq yi dox ci digganteem ak mbindeef yi doomu aadama yi. juróomeel ba nag mooy di digg doomu ci lépp bañ a ëppal ndax ëppal bari na lu mu yàq waaye tamit bañ a yeesal wala bañ a yées ndax yées bari na tamit fu mu am rek ñu sikk ko tamit ci lu mu am ñu sikk ko. wa jaa anhum xamsan min xisaali tufdil murida li wusulin wa wisaal al ijtinaab min dawi al inaadi fi sirri wal jahri min dawi al fasaadi loolu mooy bu njëkk bi. wala ñaareel bi ñetteel bi mooy taqdimuhu duaa xaysu qtada li xaajatin qada ñeenteel bi mooy alqiyaamu bil xuquuq mu fexe ba àq yi dox ci digganteem ak jaam yi yëpp mu sàmmonte ñoom ci yërëm leen ci di leen laabire ci wormaal mag ñi di toroxlu ak di rafetal ay jëfam ci seen diggante. léegi nag muridul waasil boo ko weesoo dafay dugg ci li ñuy wax al murid as saadiq ki nga xam ne dafa sóobu tegu ci aw yoon ba jël aw yoon moom faaw mu àgg wala mu ñàkk àgg wax naa ko léegi nag bu àggee fa mu jëm nag moom la ñu tuddee al murid as saadiq. murid as saadiq nag noo koy xamee mooy koo xam ne dafa am sidqul iraada mooy koo xam ne am na sidqul iraada moom tamit ba tey sëriñ bi wax na ay melo yoo xam ne murid bi bu ko amee rek mooy tegtale na murid as saadiq la te ñu xamee ko ci xasida sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar arbaatun nadamtuha xawfa ixtiraar li ci njëkk mooy dëggu ci bëgg ak sëriñam bëgg sëriñ bi nga xam ne moo ko jokkale ci boromam subhanahu wa taala ci topp ay ndigalam fu mu fi rotee bañ di ko sikk wala bañ di ko teggi moo xam sax bi baatineen da ko def ci biir xolam rek te génnew ko waaye dindi lépp luy al ixtiyaar maanaam dindi lépp loo xam ne mooy ndax sëriñ bi lim la digal nga xool loo ci def ak loo ci du def maanaam nga boole lépp rek def ko ci yàlla tax. as-sidqu fi mahabbati cheikh abada summa imtithaalu amrihi xaysu warada wa tarku al-i'tiraadi mutlaqa walaw bi baatinin alayhi fi ma qad rawaw wa tarku al-i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma qad rawaw
wa maahu salabul ixtiyaari li xusni dannihi bil ankaari. ba tey sëriñ bi laajoon nañ ko naka la murid saadix wala mel digganteem ak sëriñam. mu ne murid saadix dafa war a nekk koo xam ne ci digganteem ak sëriñam ab néew boo xam ne dafa nekk ci loxoy ki koy sànq. ndax bu fekkee ne mel ne nii te sëriñam nekk sëriñ bu mat boo xam ne du jàng mukk zahiran wa batinan mënta ñàkk fala budde moom tamit murid bi ko topp mu nekk koo xam ne ku mat lay mujj nekk. daal di wax ne comme ni nga xam ne ni nga xamee ne kii di tontu dañ koo laajoon te moom mooy tontu mu ne comme ni nga xamee ne kii di tontu noonu la meloon digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mujj nekk ab liggéeykatam. isil muridi saadiqi yakunu kal mayit bayna yaday al-ghaasil in kaana hakada wa kaana shayqahu kaamilan fi al-zaahir wal-baatin fala budda lahu min al-kamaal kama yashhadu li dalika anna hada al-mujib kaana kadalika maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam munzu awaab xatta saara xadimahu. kon loolu tamit meloo la ci melokaanu murid bu dëggal. ba tey bokk na ci ay xikamam ay waxam mu daa wax ne yow murid bi na nga nekk fa sab sëriñ waaye bul nekk ci moom. loolu mooy lan ndax nee na képp koo xam ne nekk na ci sëriñam képp koo xam ne nekk na fa sëriñam waaye doylawul rek nekk ca moom fu sëriñ bi jëm dana ko yóbbaale. mu niroole ko ak ki nga xam ne dafa ñëw fekk bato bu taxaw bato mu dugg ci biir fu bato bi demee yóbbaale ko. ki nga xam ne nag dafa ñëw fekk bato bi mu toog ci wet gi foofu moom fu bato bi demee tamit bàyyi ko fa. moo tax mu daa wax ne man kaana minkum inda cheikhin aarif falyakun fiihi wala yaktafi bi kawnihi indahu wa kayfiyatul kawni fiihi an yakuna fi amrihi. ni ngay nekkee fa moom nag mooy nga topp ay ndigalam. waaw wa man daxala fi safinati waktara fa sawfa yasal ne boobaa nag moom fu sëriñ bi àgg nga àgg fa. waaye wa man kaana indaha walam yadxul fiha fa kayfa yasal waaye boo fekkee da nga faa nekk nag moom te duggoo ci biir toppoo ay ndigalam moom doo mën a àgg fa nga jëm. fi ñu lay delloo kàddu gi fi ñu tëjee delloo la kàddu gi mooy sëriñ ba tey wax na ci diggante murid bi ak sëriñam ne na nga ragal yàlla yow murid bi te jàppee sab sëriñ maanaam sab sëriñ bu ko xool boo xam ne doo ko seetantal ndax boo ko xoolee te seetantaloo ko rek da nga koy jàppee buur yàlla. waaye nee na boo ko seetantalee rek da nga xam ne nekkul lu dul yoon woo xam ne dalaa war a yóbbul ci suñu borom subhanahu wa taala ndax suñu borom subhanahu wa taala moo ko def xalifa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yonente bi suñu borom moo ko def xalifa am ci kaw suuf. kon foofu la ñuy yemani jox la kàddu gi delluwaat la ko sëriñ bi. jërëjëf sëriñ Maxtaar ci leeral yu am solo yi nga xamante ne indi na ko ci yoonu murit mu matale loolu tamit. On va essayer de faire un petit résumé en français de ce qu'il vient de dire qui consistait à parler sur la Mouridia comme elle a été définie par le cheikh. Je pense que pour donner une définition précise, complète et simple de la Mouridia, on peut prendre la définition qui a été donnée par le cheikh lui-même quand on lui a posé cette question, à savoir qu'est-ce que la Mouridia. Sa réponse était la suivante. Le mouridisme, donc la voie mouride, c'est une voie soufie qui repose sur 3 principes. La foi en l'unicité de Dieu, comme Seigneur Martha l'a dit tout à l'heure, la soumission, c'est-à-dire l'application des règles de l'islam, et la bienfaisance à travers le soufisme. La foi en Dieu, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, sans association. Donc Allah est unique, il faut l'adorer lui seul. La soumission, c'est-à-dire appliquer les règles de l'islam, c'est connaître la charia. Donc la connaissance, c'est quelque chose de très important dans le mouridisme. Connaître la charia afin de l'appliquer. Parce que c'est très difficile pour une personne d'appliquer quelque chose qu'elle ne connaît pas. Donc la première chose pour un mouride, c'est d'aller apprendre aussi les règles qui régissent l'islam afin de bien appliquer les recommandations de Dieu. Et la troisième chose, c'est la bienfaisance à travers le soufisme. C'est-à-dire les actes d'adoration que le mouride fait, il doit le faire de la manière la plus excellente possible. Donc c'est sur ces 3 principes que repose la Mouridia.
La personne qui adhère à cette voie, donc au mouridisme, est appelée mouride. Par contre, la définition d'un mouride, je pense, est beaucoup plus large que la définition qu'on a tendance à lui donner. On a tendance à lui donner comme définition une personne qui est née, qui est une personne qui est entre nous, qui est allée montrer son dévouement devant le cheikh. Certes, ça fait partie des caractéristiques d'un mouride, mais un mouride est beaucoup plus large que ça. Parce que la définition qui a été donnée par le cheikh également, pour un mouride, il a dit c'est tout croyant, musulman et bienfaiteur qui ne cherche que l'agrément de Dieu est un mouride. Donc en réalité, toute bonne personne, musulman, qui ne cherche que l'agrément de Dieu dans tout ce qu'il fait, est un mouride. Maintenant, Seigneur Makhtar a insisté aussi sur la voie que doit suivre le mouride. Il a donné aussi les différentes étapes, à savoir le mouride qui est engagé, donc le mouride salik, le mouride qui veut se rapprocher de Dieu, donc le mouride al-wasil, et le mouride maintenant, le véritable mouride qui est le mouride as-sadiq. Le mouride as-salik, donc celui qui est engagé dans la voie mouride, doit avoir principalement trois caractéristiques. Donc invoquer Allah à travers le zikr, donc multiplier les zikrullah, multiplier la lecture du Coran, fait partie des caractéristiques du mouride engagé. Craindre Allah à travers son cœur, donc dans tout acte, dans toute situation, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais également n'avoir recours qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Seigneur Makhtar l'a dit tout à l'heure, si le mouride as-salik doit avoir une nourriture, invoquer Allah doit être sa nourriture. S'il doit avoir une boisson, craindre Allah à travers son cœur sera sa boisson. Et s'il doit avoir une arme avec laquelle il se bat, n'avoir recours qu'à Allah doit être son arme qu'il doit utiliser contre ses ennemis. Et après, on a le mouride qui veut se rapprocher de Dieu. Donc le mouride al-wasil, qui doit aussi épurer son cœur de toute mauvaise action. Fréquenter les savants, donc fréquenter les savants lui permettra de rester dans le droit chemin, mais aussi imiter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier, donc qui est le mouride, le véritable mouride, le mouride as-sadiq, le cheikh a également donné les caractéristiques du mouride as-sadiq, donc le véritable, qui est la sincérité dans l'amour du guide, donc aimer son guide de manière inconditionnelle, l'obéissance à ses ordres. Seigneur Makhtar l'a donné tout à l'heure un exemple très pertinent. Donc le mouride as-sadiq, le véritable mouride doit être comme le mort devant celui qui le lave. Donc doit obéir aux ordres de son cheikh. Donc cela va à l'encontre de ce qu'on voit actuellement dans le mouridisme. C'est juste une parenthèse parce qu'on a tendance souvent à dire le cheikh doit faire quelque chose. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'on est en train de donner un ordre au cheikh. Et cela va à l'encontre des caractéristiques du mouride as-sadiq. Le quatrième caractéristique du mouride as-sadiq, c'est la renonciation à toute forme de protestation. Le cheikh a donné un ordre, il faut le faire. Parce que cet ordre-là, cette recommandation est meilleure pour nous si on savait. Et enfin, le dernier caractéristique sera la renonciation la renonciation au choix personnel. Donc le mouride n'a pas de choix personnel. Tous les choix du mouride sont les choix que le cheikh lui a déjà fait. Donc je pense que c'est un petit résumé qui est très bref, mais qui donne l'importance de la mouridia ainsi que les caractéristiques d'un mouride. فوسلك وقبل